Sall ak nguuram ñu ngi koy sumb loolay solo su waxtaan bi tey ba ci njëkk mooy kan moo nekk ci gannaaw loi bii nga xam ne Macky Sall jàllale na ko ci assemblée majorité mécanique am wote na ko. dama bëgg xamal sénégalais yi nii Macky Sall dañ koy defloo dañ koy binduloo dañ koy woteloo ay loi waaye léeg-léeg ña koy woteloo ak ña koy defloo seen intérêt day taseeg intérêt Macky Sall kon ay intérêt yu daje la li ma bëgg a wax foofu mooy loi bi loi bu doy waar la ndax réewu àdduna bi yépp kenn amu ci loi bu ni mel Sénégal moo ko njëkk a am en tout cas man réew yu bëree bëri yoo xam ne jànkonte nañu ak terrorisme dem naa jékki seen législation maanaam lañu am ci ay loi ci lu jëm ci mbirum xeex terrorisme dama wax réew yi nga xam ne ñoom jàkkonte nañu ak terrorisme waaye gisuma ci benn réew du Amérique du Angleterre du France du Chine du xawma kan ak kan gisuma ci benn réew boo xam ne jàllale na ci assemblée nationale am lu mel nii ci ay loi waa léegi lan moo waral réewum Sénégal nga xam ne musuñoo am problème ak terrorisme musu fee am lan moo waral ñu jékki-jékki rek Macky Sall mel ni ku xëmmiliku ne non seulement damay def benn loi ci terrorisme waaye jël li gën a garaaw ci lu ñu mus a def ci loi ci terrorisme mu jàllale ko ci assemblée nationale dama bëgg sénégalais bu nekk laaj boppam laaj boobu parce que lu am solo la lan moo làqu ci gannaaw loola may fàttali wax bu am solo bu sëñ Mansour Sy Djamil suñu sëriñ suñu xarit suñu collègue wax keroog ci assemblée nationale mooy ku fi mus a jóg ngir taxawal dëgg ku fi mus a jóg pour yee askanam ku fi mus a jóg pour libérer askanam colon bi tubaab bi jiiñ na la terrorisme ñu fàttali ko loolu te su ma ko waxee dama bëgg ñu bañ a réere mbir nag ni su ma nee tubaab bi dafa am tubaab bi ci boppam ak tubaab yu ñuul yi ko fi toogal ñooñu yëpp ngay boole ci tubaab bi ndax bañ koy def ci jamono maam bañ koy def ci jamono ba sañuy maam daan résister muy ñu résister ak gànnaay muy ñu résister pacifiquement bañ koy def ci jamono jooju dañ doon am toujours nag ay tubaab yu ñuul kukk ni man mi dëkk ci réew mi juddoo fi màggee fi seeni maamaat màggee fi ñooñu ñoo leen doon defal liggéey bu salte bi loolu nag dañu fi ba tey ne mu amee woon ci jamono maam noonu la amee ci suñu jamono may wax ni loi bi boo ko jëlee dafa di loi boo xam ne dañ ko dem copier ci li ñuy wax terrorisme act muy loi antiterrorisme bi nga xam ne Tony Blair bi muy nekk premier ministre Grande-Bretagne en 2006 moo ko woteelu loon waaye may fàttali collègue ni bi mu koy wotelu dafa fekk mu amoon attentat yi amoon Londres en 2005 nee naa ba tey jii de déggaguma ñu ne Sénégal terrorisme am na fi te bu dee ñun rek sénégalais entre ñun terrorisme du fi musa am parce que duñu peuple boobu mais loi bi fa lañ ko jëlee boo jëlee loi boobu jël loi bii Macky Sall jàllale da ngay gis ni dañoo dem copier rek coller ko waaye nag mu am lu ñu ci yokk ndax am na loo xam ne dans une démocratie kenn sañu ko Tony Blair moom ci boppam am na loo xam ne sañu ko ci Grande-Bretagne moo tax d'abord ci fond bi li ñuy wax fond mooy li ne ci biir loi bi Tony Blair
jëlul woon li ñuy wax les délits de droit commun. Délit de droit commun mooy lépp loo xam ne masalan délit politique la mooy ku manifester wala ñu ne toj nañ fi ay affaire wala ñu ne ñaari nit xeex nañu kenn gaañ moromam wala ñu ne nit dugg na fenn sàcc parce que yooyu yëpp mi ngi ci loi bi loolu la ñuy wax délit de droit commun. loolu doo ko fekk ci benn législation ci àdduna du Amérique nga xam ne moo gën a jànkoonteel ak terrorisme du France du Grande-Bretagne mennum Sénégal moo fi am. kon tappale gi Macky Sall di tappale mooy dafa jaare ci loo xam ne àdduna bi yëpp dañ cee dëppoo mu am ay convention yoo xam ne Nations Unies la yoo xam ne Sénégal signé na ko pour la lutte contre le terrorisme mu jaare ci loolu nag daat ci dugal ay mbir yoo xam ne pour faj ay problème bu boppam la muy ay problème politique loolu mooy caay-caay ak tappale yi nekk ci loi bi. Tony Blair it ba mu koy def toujours léegi ci forme bi laay wax forme bi mooy ba mu koy def bi mu amee yéene def ko daanaka loi bi presque liggéey nañ ci wala discuter nañ ci lu mat 1 an ndax 15 juillet 2005 la njëkk a yëkkati projet bi waaye bi mu koy def ministre bi nga xam ne moo newoon ministre de l'intérieur dafa bind porte-parole conservateurs yi ak porte-parole libéraux yi libéraux démocrates yi mooy ñi nekk assemblée nationale ne leen ah ñun de bëgg nañu woteel loi bu ni mel dañoo bëgg a xam lan moo ciy seen xalaat. démocratie noonu lay doxee ñooñu xool mbir mi càmbar ko critiquer ko wax ko liñ koy wax mu toogaat ñaari weer muy 15 septembre mu bindaat beneen lettre ne leen li ngeen wax lii lañ ci gis lii lañ ci wàññi lii lañ ci yokk xool leen ñooñu xoolaat wax ko liñ ci xalaat loi bi doog a dem assemblée nationale. bi mu demee assemblée nationale yóbbu nañ ko seconde lecture et même troisième lecture mooy su dee député dañ ne loi bi doyuñu dañ koy delloo gouvernement mu xoolaat ko tëggaat ko doog ko delloo siwaat loolu yëpp am fa te teewut bañ koy wotee ci la Tony Blair am défaite bi gën a rëy ci défaitam ndax li mu bëggoon li gënoon a am solo ci loi bi mooy li ñuy wax détention préventive mooy suñu nee Ibrahima Thiam mii dañoo soupçonné ni kii terroriste la ñu mën koo dem téye waaye mu ne woon dafa bëgg ñu téye ko lu mat 90 jours pour que police mun a def liggéeyam. Assemblée nationale dafa rejeté loolu Parlement britannique dafa rejeté loolu ne loolu c'est un abus contre les libertés munoo téye nit inculpé woo ko jugé woo ko 90 jours ñetti weeru yàlla nga ne yaa ngi dem wër ay preuve muy woon défaite bi gën a rëy bu Tony Blair am ci carrière politique am. ñun nag Sénégal Macky Sall ak ñi mu àndal dañuy dem def li ñuy def liggéey ci ay weeri weer xëy rek ne procédure d'urgence. Est-ce que xam nga Sénégalais xam nañ ñuy procédure d'urgence mooy lii assemblée nationale ndeysaan góor gi Moustapha Niass buñ ko joxee jox ko ndigal nag ne ko lii lu jàmp la mu mel ni dafa am ñu taxaw buntu Sénégal nag yor ay bombe di waaj a éclater ñu ne ko lii lu jàmp la il faut ngeen voter ko tey gën saa gudd ci juróomi fan yi il faut ngeen voter ko il faut ngeen jaaree ko commission pare woote assemblée nationale plénière pour ñu wote loi bu toll nii foog nga ni waroon nañ ko mën a wote te askan wi kenn xamu ci dara loolu war na am ci réew mel ni Sénégal une loi comme ça nga ne da nga koy wote en procédure d'urgence. wax naa leen Grande-Bretagne fi mu jaar foofu la États-Unis jaar foofu la France jaar foofu la keneen ak keneen te ñooñu ñi ngay jokkanteeg ñi ngi am problème terrorisme tous les jours waaye teewul jaaral nañ mbir mi fi mu war a jaar ba ñu wote la ñu war a wote te nañ ko war a wotee ak ni mu gën a rafete loolu mooy caay-caayu Macky Sall ak nguuram ak ñii mu yor ci assemblée nationale nga xam ne aw gétt la woo xam ne fu leen sàmm bi ne nii rek foofa la ngeen jéggal mu waxee ko noonu nag waaye mbir dañ koy woowee ci turam. kon li tax nag ma doore ci loolu dama bëgg sénégalais xam ni Macky Sall tey dafa am ñuy déey ci noppam dafa am ay xarit
dafa am ay kilifam nag ak ay xaritam du ñuy sénégalais ak koo munti doon du ñu kilifa diine yi dañ leen di essayer manipuler rek bu gaawee waaxu dem bu wéeteeg ñoom ne leen sama adversaire politique nii la mel moytu leen ko terroriste la dafa bañ ñii dafa def li jëfandikoo rek waaye joxu leen lu toll ni tarfata ayen ci cër du ay conseiller sénégalais déedéet Tony Blair moom ma tudd tey bokk na ci ñi nga xam ne ñooy xalaatal Macky Sall kooku nga xam ne moo def loi bi ni mel nga xam ne ba léegi débat la ci Grande-Bretagne mooy ki nga xam ne tey moo yor noppu Macky Sall diggante 2017 ak léegi ñëw na fi gën saa gàtt ñeenti yoon novembre 2017 février 2020 mars 2021 bi te saa su ñëwee nag dina tëjoog Macky Sall lu jafe sénégalais yëpp saa su ñëwee dugg leen internet léegi ngeen def visite Tony Blair au Sénégal dina tëjoog Macky Sall Tony Blair nag ñëpp xam nañ ko mu doon ci manipulation ethnique ñëpp xam nañu la mu jotoon liggéey ca Bosnie Kosovo ñëpp xam nañu la mu jotoon a liggéey ci Irak ndax guerru Irak bu amee moom bokk na ci ñi ko gën a sooke ndax moo ne woon Saddam Hussein dafa yor ay armes nucléaires kooku tey mooy un des premiers conseillers du gouvernement du Sénégal démb rek maa ngi gis ci benn site internet ñu naan Ablaye Diouf Sarr da doon def conférence call ak Tony Blair nee na ko waaw ñun dañoo am problème nu ñuy defee suñu fichier Covid kooku ne ko waaw dinaa xool Université Oxford am na benn affaire bu ñuy développé dinaa ci wax pour ñu jàppale leen si ñoo xam ne amuñu benn personnalité ku ci faji sa soxla bopp sax il faut nga woote. ñaareel bi nga xam ne tey mu ngi yor nopp Macky Sall mooy ki ñuy wax Nicolas Sarkozy mooy ki ne woon ñun africain dañoo tardé ñun africain histoire daf ñoo bax gannaaw fii la ko waxee woon Ndakaaru kooku nga xam ne tey moo taal Libi moo reylu Xadafi ndax ñépp xam nañ ni reylu Xadafi boobu moo taal Mali tey ndax groupe yooyu ñuy wax jihadiste bi ñu reyee Xadafi nga xam ne moom moo doon verrou foofu la ñu jël ay armes jël ay pick-up teg ko ci traverser tout le désert pour ñëw déstabiliser le Mali loolu liggéeyu France la liggéeyu Nicolas Sarkozy la Sarkozy boobu diggante 10 et 14 juin bii rek masalan une semaine balaa ñuy andi loi bi Sarkozy mi ngi woon fii Ndakaaru te daje na ak ñoom ñooñu ñoo yor tey nopp Macky Sall ñoo koy wax li mu war a def am na ku ñuy wax Jean-Louis Bruguière nga xam ne moom ab juge antiterroriste la woon foofu ci Tugal ca France tey moom mooy haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme kooku du gëj Sénégal 26 mai 2021 bi rek mi ngi woon fii ab mercenaire la léegi boo xam ne Afrique yépp Togo Sénégal fu ne day dem ñu koy defal ay contrat yu duun nag mu ne moom moo leen di conseiller ci mbirum lutte contre le terrorisme Mauritanie gii barki démb la fa jóge parce que Abdoul Aziz ba may nekk président da ko jëloon signaloon ko ab contrat di ko fay lu rëy mu ne da koy defaral ay texte ci lutte contre le terrorisme Abdoul Aziz jóge na fa delluwaat na pour renouveler contrat am ak ku bees ki fa ne duggat Sénégal te saa su ñëwee nag dina dajeeg moom waaye su paree dina dajeeg seen magistrat parce que dafa am ay magistrat Macky Sall nag magistrat APR ñii ma wax nii ñooy ñi nga xam ne tey ñooy xalaatal Macky Sall ñoom ñépp nag dañoo bokk ay intérêt kii ñuy wax Tony Blair sax mun nañu am njortu ni am na loo xam ne bonne foi la ci moom walla jàppoon na ni moo gën waaye may wax ni principal problème Sénégal tey
mu nga jóge ci li ñuy tuddee France ak ay homme politique am walla lenn ci ay homme politique am ak ñu koy xalaatal ak ñu koy jëfal. lii ma tudd nii yépp boolewu ma ci ñii nga xam ne nag ci ñoom seeni agent secret la ak seeni barbouze li tubaab di wax barbouze mooy ñi nga xam ne ay nit lu yu doy waar la yoo xam ne fu ñu leen yebal ñu dem suñu leen nee reyal Masamba ñu rey ko. histoire Afrique ak histoire àdduna loolu dafay yàgg tey am na ay société yoo xam ne ay mercenaires lañu te Macky Sall ubbil na leen buntu Sénégal depuis bi pétrole ak gaz xeeñee Sénégal ba léegi ñu fiy ñëw saa su ne te ñoom la ñuy jëflanteel. yéen journalistes yi def leen tuuti recherche rek naa leen ci jox benn am na société bu ñuy wax Covosis SA nga xam ne nee na société la boo xam ne affaire sécurité affaire nangam ki ko jiite dugg Ndakaaru semaine bii ñu jógee fii rek mi ngi woon fii. c'est des sociétés de mercenaires yoo xam ne bu ñu leen yebalee tey ne leen dem leen liquider Ousmane Sonko ñu def ko te ñu ngi traité ak gouvernement Sénégal. may wax nag ni ñun soxlawuñu ñii ñëpp soxlawuñu leen ñun ubbeeku nañu pour liggéey ak ñëpp waaye li ñu soxla mooy ay investissement li ñu soxla mooy ay transfert de technologie lu ñu soxla mooy luy industrialiser suñu réew waaye ay homme politique yoo xam ne réew yi ñu jot a jiite sax defuñu fa lu ñu leen nawee defuñu ko fa ndax Sarkozy deful lu ñu ko nawee fa mu jóge Blair defu ko keneen ak keneen tey ñooñu ñaari fan yu ne ñu taal seen avion ñëw Sénégal mooy seen paradis léegi bu ñëwee nag nga gis suñu gars yi ku nekk di xoggaliku keroog maa ngi gis kenn ki dem naan day visiter loo Tony Blair suñu data center bi boo ko gisee mi ngi mel ni kuy recevoir yàlla loolu mooy Sénégal. ñuy wax nag surtout waa France néew ma suñu